salaamaaleykum Sénégal chers amis internautes Étoile Info ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne comme chaque semaine ni ngeen ko xamee dañuy doxantu ndànk dem seeti suñu benn invité fas yéene wax ak moom tey nag ñu dem ba Géejawaay seeti Père Mbaye ku nekk xam ne Père Mbaye ku mu maaseel jamono bàyyi nga ko xel nekk na nit koo xamante ne dafa marqué empreinte am ci aaru Sénégal Père Mbaye nuyu naa la. Yacine ma puce maa ngi lay fay et maa ngi am mbégte ak contentement ci teew bi nga teew tey fii Géejawaay ñëw seet si ma ngay sama jigéen et di suma xarit di chéri nag Omar Sylla mu baax mi di yaay Khadija di leen wax ni nag kii di ma interviewé tey nit bu baax la artiste comédien bu mag la ndaanaan seet si na ndaanaan kon dañuy waxtaane yëfu ndaanaan kontaan naa loolu Yacine. nga baal ma di nuyu aussi tamit Étoile Info macha allah di nuyu El Hadj PGD bi maa ngi lay nuyu mon frère di nuyu sa équipe technique bi nga àndal ñëpp macha allah. dëgg du neex. waaw dama bëgg xam sa yëfu bopp yow nan nga ko taxawee parce que Kéba def nga fi loo xam te ne toj na réew mi muy Kebs ñu naan Kéba joué na Kebs nga baal ma ci kàddu gi góor jigéen la du góor jigéen loolu mu nekk loo xam te ne dafa sensible film Kebs boobu. lan moo la nan nga def ba intégré ci lan moo tax yow nga choisir rôle góor jigéen. bon quand on parle artiste rek dañuy wax formation dañuy wax risque dañuy wax beaucoup de choses et tëbuñu rek jouer rôle boo gisee sànq maa ngi naan la dañoo dem ak suñu bopp c'est-à-dire que dañu dem suñu njëlbeen daan nañ imiter sa neex am fu ñu jaar ci comédie dem ci sous-région bi joué fu ne xam nga la toj nañ fu ne nag ci suñu comédie mais bu ñu ñëwee ci côté téléfilm et suñu premier film nekkoon cliché deuxième bi nekk déception moom mooy film bi ngay tudd nii muy rôle Kebs bi Kebs boo ko déggee rôle la c'est un personnage mais nag alhamdulilah rabbil alamin tu sais pourquoi parce que am na réussite bi moom mooy 2009 ba léegi gars yi ñu ngi koy tudd comme moo lay wan ni comédien bi def na métier ni mu waree quoi. c'est ça rôle la woon ñu def ko pour éduquer et puis voilà quoi. mais Kebs boobu lan nga ci sentir parce que Sénégal dañ am habitude di xoolee artiste bi ci personnage bi mu joué parfois nga joué góor jigéen ñu ne non kii góor jigéen la parfois nga joué seytaane foo romb ñu ne seytaane la yow loolu nan nga ko dundee avec sa famille avec population bi parce que ñu ngi doon wax ne sax Kéba il a du mal à avoir une femme maanaam fu mu dem pour takk jabar ñu ne kii góor jigéen la. subhanallah wa bihamdi. dama koo dégg rek. s'il te plaît Yacine mi ngi offensé Yacine mi ngi craté bon c'est bien beau parce que question la xam nga du yow mais peut-être ñi nga xamante ni que ñoo nekk internet yi et tout et Yacine pour ma xamal la benn affaire léegi nga xam ko mooy te dafa am ku ñuy wax scénariste am ku ñuy wax réalisateur nit ki bu toogee di bind film danaan film bi personnage bi kii laa bëgg mu def ko. léegi acteur bi bu ñëwee comédien bi day interpréter rôle bi ndax mën na ko bu fekkee mën na ko ñu jox ko mu joué ko bu ko mënul ñu seeti keneen loolu moo tax ñu naan casting et bu weesoo loolu góor jigéen doo ko fekk mu toog nga ne ko kaay joué ma rôle góor jigéen am na loo xam ne xel sax nanguwu ko doo fekk koo xam ne day jaay boppam comme Yacine ma puce di jaay boppam mu xam ni sax guddi day génn en réalité nga am benn scénario ñëw ne ko. dama am benn scénario boo xam ni femme bi da ciy jaay boppam dama bëgg ñëw jouer ma rôle boobu Yacine du ko def parce que boo ko defee weer sa bopp et na gars yi comprendre xam ni ñun ay comédien lañu man boog je suis un comédien je suis un acteur boo xamante ni que damay actionner lépp lu film laaj bu ko scénario bi laajee ma mën ko wóor ni mën naa ko dama koy def loolu la moo ñu dugaloon ci film boobu pas que li ñuy wax ci ñun mënul ñàkk parce que boo jouer rôle mu réussir foo jaar ñu ne la rôle bi loolu nga. mënul ñàkk fii Sénégal la mais gars yi defe naa ni bu ñu amee bët rek ak nopp di déglu xam nañ ñun daanaan bàyyi ni toog. ñu gis ne aussi tu es un peu polyvalent maanaam dañ lay gis fii tey suba nga génn feneen macha allah loolu artiste dong moo ko mën ñu gis la ngay imiter sa neex defe naa moom moo jiitu sax rôle Kebs bi ban relation nga am ak Cheikhou wala Cheikhou daf la neex rek en tant que artiste comédien nga sentir rôle am nga ne naa ko imiter. non imitation bi jeex na
loolu commencement bi la woon sama début la woon te début boo gis rek dafa am nuy tàmbale ci nit ku nekk am na ku la dugal ci théâtre nit ku nekk am na ku la dugal ci way wala dara man Cheikhou moo taxoon ma dugg ci parce que moom laa faawoon bay def li muy def mais au fur et à mesure lu ñuy gën a dem di gën a comprendre dem nag ba am suñu yoonu bopp et ñu santee ko yàlla bu baax a baax suma frère la et suma kilifa la suma xarit la quoi voilà. Kéba man nag xam nga damay gëstu nag bu may jël sama invité damay gëstu damay dugg fu ma saf dugg fu ma neex damay gis à chaque fois chaque année yow da ngay organiser ay festival te sa festival yi si mën naa wax ne c'est international parce que ku nekk day jógee ñi dañuy jóge Europe di ñëw nit ku nekk da nga ko fay fekk artiste bu nekk da nga ko fay fekk ma gis ne yow da nga mel ni ku bokk ndey ak baay ak artistes yi yëpp lan moo andi loolu. waaw artistes yi dafa am ñoo xam ni dañoo tàmbalee ndoo nag parce que ñun wala man exemple bi muy lëndëm ci lañu xuus jàll parce que maa ngi ciy bëgg a yàgg nag maa ngi ciy bëgg a yàgg moo tax ñun xamante nañ suñu biir ñun ñi nga xam ne ñoom laa débuté doon samay xarit la ñuy doon ba tey moo waral bu festival amee wala programme am ñoom ñëpp dañuy ñëw wuyu si ma te nag lu jiitu loolu moom mooy nit da ngay xam maanaam boo amee métier da nga koy dundal da nga koy sàmm da nga koy fullaal da nga koy faydaal ba nga xamante ni que ki nga xam ne moom moo koy def seede yàlla et bu la gisee da lay fonk mooy waral soo ko oowee moom du hésiter day ñëw te xam ni li ñaan uudee ni mu la gisee noonu la lay ëwalee artiste sumay xarit lañu sumay mbokk lañu suma sang lañu quoi ñoom ñëpp voilà loolu ma waral saa bu ñu xewle rek ñëpp ñëw teew ñu béggee et li waral festival bi mooy nit ku nekk da ngay dundal sa gox man yàlla dogal na métier bi moom laa am muy théâtre moom laay def moom lu ma am moo ma ko may fu ma dem moo fa yóbbu nu ma mel tey moom la kon dama koy sagal chaque année di ko delloo njukkal loola waral festival jàmm comme ñu naan Kéba ambassadeur de la paix ñu def festival jàmm. lan moo andi moowu ambassadeur de la paix parce que damay gis Kéba bu defee day am slogan ambassadeur de la paix. waaw parce que ambassadeur de la paix mooy man benn maay bàyyi taalibe yi man maay seen papa beneen ba mooy charité yi les charité dañ Ndiarème Limamoulaye ambassadeur bu amee tey à grâce à ñoom parce que charité yi dañ leen daan dëkkal fu ñu dëkkul dañ leen daan xalab dañ daan wax ni bu agression amee ñoom la bu sàcc amee ñoom la bu ñu rayee ñoom la et pourtant non am na ñoo xam ni métier bi dañ ko def liggéey dañ ko jàpp def ko seen yëfu bopp maanaam di ci bay seen waar comme ni mu waree man de charité yi ma xam jàmm la ñuy def ak salaam liggéey lañ xam muy waa marché Njaareem xam nga liggéey ñàkk jariñu dañuy teel a xëy guddee wàcc xam nga la seen yoon ci agression seen yoon ci leneen ak leneen man nag sama waar bokk na ci di fi leen fréquenter di leen conseiller di waxtaan ak ñoom moytu leen lii bàyyi leen lii nit dawal na saret ba am kër nit dawal na saret ba takk ci jabar nit dawal na saret ba dem ci Europe pourquoi pas vous ñooñu loolu la ñuy déglu te noonu la ñuy doxee te wallaay ñu ngi ci loolu et foofu nag mooy profité di wax ni képp ko am frère mu nekk dawalkatu saret bu mu ko xalaat bu mu ne bandi la ko ne bandi rek day mujjee doon bandi nañu waxtaan ak charité yi nañ leen di fréquenter surtout les politiciens nañu dem vers les charité di waxtaan ak ñoom xam ne ci réew mi lañ bokk bu ma doonee ambassadeur nag ñooñu la te ñooñu man maay seen ambassadeur fu ma teew ñoom laa fay teewal respect les charité. ku la xam la ci wujju tubaab nga incarné fa benn rôle bu am solo muy moom Père Mbaye mais dama gis benn changement Kéba changé façon changé rigueur andi beneen nekk ci beneen level lan nga ñuy expliquer ci loolu. waaw mooy li ma la wax liggéey rek moo wóor xam nga dañoo nekk ci milieu boo xamante ni que théâtre léegi ñëpp a koy def et bu njëkk boo xoolee 10 ans ci gannaaw koo ma sax kaay def théâtre mu la bul ma ko waxaat parce que teguñu ko woon fenn mais léegi am na barke ñëpp a ngi daw di ci dugg léegi nag kon bu la yàlla dimbale yow mi nga xamante ni ci ba muy tàmbali ci nga tàmbali ànd ak moom et da nga koy respecté maanaam teel a travailler sa bopp ci ay facettes yu bare ba nga xamante ni que producteur bu mu mën a doon bu fëggee taawul bi ne scénario bi personnage bi laa soxla ñu ne seeti leen moom Père Mbaye scénario bi laa soxla ñu ne seeti leen Kéba bon personnage bi laa soxla ñu ne seeti leen Kebs scénario bi laa soxla ñu ne seeti leen diw kon parce que da nga teel a travailler sa bopp ci ay personnages yu bare parce que foofu la level bi toll acteur wala comédien warul yem ci benn facette kese dafa war a bëri ay facettes. loolu lan mooy andi talent boobu dafa am koy imité wala yow yaa am sa ay talent quoi fu la neex nga génn. waaw dafa mel ni nga nekk waykat nga ne tey bëgg naa way ak tukulóor bi suba bëgg naa way ak anglais bi dafa am noo koy liggéeyee tey dafa am li ñuy wax répétition générale. ak répétition individuelle man souvent samay répétition day nekk répétition individuelle souvent
parce que boo bëree ay soppe bëri tamit ay noon nga baal ma noonu sax amul mais ñoo xamante ni que du ñu nangu comprendre nga voilà nga baal ma du ñu nangu da nga leen di bàyyi xel da nga leen di bàyyi xel ba da ngay jéem a travailler sa bopp d'une manière boo xamante ne que ñoom saa bu ñu la gisee ci écran bi ne li Youssou Ndour wax rek nee na nit ki di nga ko bañ mais saa boo ko gisee rek ci liggéeyam di sa xol bi peut-être di nga wax ni kii neexuma mais sa xol bi dina nangu ni kii jàmbaar la man ci loolu lay dox. moo tax chaque film bu mën a doon rek damay bëgg di wan leneen lu Sénégalais yi musul xam ci man c'est ça moo tax ñuy varier rôle yi chaque instant chaque personnage chaque film ak rôle bi muy laaj quoi. mais nga yaakaar ne ñu ñëwaat toujours si Sanekh 2 nga yaakaaroon ne rôle Mon Père Mbaye bi amul tuuti ressemblance avec Sanekh bi mu joué Buur Géwël parce que man pour man da nga continuer imitation bi ba tey quoi. waaw pour yow quoi non c'est-à-dire dama la wax benn affaire damay profité di nuyu Aliou Ndiaye borom Pikini Production Aliou moo def scénario Wujju Tubaab sentir Keba pour mu liggéey ak moom ci rôle Mon Père Mbaye. Mon Père Mbaye géwél la c'est un jeune griot bu war a incarner ci ñaari jabar tubaab ak nit ku ñuul et tout voilà ñu war a ñëw incarner rôle bi def ko ni mu waree foofu on n'est pas imité Cheikh encore une fois dañoo imité Serigne Cheikh Al Maktoum. Al Maktoum voix am lañ indi foofu waaw Yacine Ndiaye waaw bu ñu xoolee ba ca biir waaw da ngaa ngéwale waaw. comprendre nga c'est un personnage et puis ma sonn ci Serigne Cheikh lañu indi ma sonn ci trop nag ci rôle boobu ci voix boobu pour ñu indi ko ci film bi parce que travail bu dur la woon entre man ak Aliou quoi ma ko ci bégee bu baax a baax. Keba ñu gis ne instant bi yaa ngi ci Aliou Ndiaye Pikini Production artiste parfois ci vie am dina am lu ko marqué yow lan moo la neex ci sa vie wu artiste lan moo la ci marqué quoi. li ma gën a neex ci suma aar. loo xam te ne lu la marqué la. bon bari na sama comportement mooy ñàkk ma fayda bon voilà man gëm naa ni aar sagal na ma mais gëm naa ni man sagal naa ko aussi ci lépp quoi parce que bëgguma ko fooye bëgguma ko ñàkkal fayda loolu moo tax sax lu bari nit ñi naan dama bëri titre du loolu parce que aar moo nekk loo xamante ni que facile c'est pas facile yombul mu jël ci jëfam jox la ko nga fës ñëpp xam la pare nga koy ñàkkal fayda voilà peut-être incarnation bi ma am noonu bokk na ci li ma gën a neex ak sama diggante ak les producteurs ni may waxtaanee ak ñoom bokk na ci li ma gën a neex parce que artiste warul foye boppam ci diggante producteur am warul yombal dara ci diggante producteur am parce que producteur business am lay def bu la soxlaa soxla na la bu la soxlawu la yow timit war nga xam loolu ba nga xamante ni que doo def lu daray waaye di sa digganteeg ñoom quoi bon loolu laa ci mën a wax et puis sagal na ma quoi sagal na ma sant naa ko bu baax a baax vraiment. comme ni ma ko waxee woon léegi rek Père Mbaye artiste bu polyvalent la Père Mbaye est-ce que yow tey jii avec réew mi fi mu toll série yi mu ngi daw ñu ngi avancé parfois dañuy jël rôle occidentaux yi ñu andi ko fii ci suñu Sénégal parfois nga gis ay film yoo xam te ne dañuy fóonante parfois c'est un peu intime Père yow tey ku la joxoon rôle boo xam te ne da ngay fóonante wala da ngay summeeku tëdd ak jigéen est-ce que mu fayoon la 50 millions yow di nga jouer lu mel. waaw dafa am lu ñuy wax cinéma am lu ñuy wax téléfilm dafa am loo tout est permis am loo xam ne permettre luñ ko ci beneen facette bi man je suis acteur bi ma doon et bu ma producteur woowee waxtaan ak man ci film cinéma exemple laa lay jox lépp lu mu laaj dama koy def je le ferai mais fekkee kanta téléfilm nag ñëpp dañ koy seetaan xale bi ak sëriñ bi ak ñëpp quoi loolu dañ ko war a bàyyi xel xam nga la parce que li ma leen wax sànq formation dafa am solo et parfois ñu jël na la mon père fi da nga war a tox ci film ci série bi mais à place de tox boobu yow bala leneen doo tox mën nga ko pour nga tox ba wane da nga désolé exemple ñu ne mon père Mbaye fii da nga war a tox parce que da nga war a désolé parce que xuloo nga ak sa jabar mais à place de tox boobu yow ba leneen yow doo tox mais mën nga ko remplacer leneen lu dul tox mais loolu nag technique la moo tax théâtre kenn du ko jàngal nit mais li ñuy jàngal nit ñi mooy technique bi les façons de faire boo nekkee producteur boo xam ni da lay manipuler wala nga nekk réalisateur xam ne da lay manipuler nan nga mën a défendre sa bopp ba yow doo am problème sa diggante ak société bi lay seetaan loolu nag foog nga am foog nga bokk nangoo def ay formation pour mën a xam loolu. Père dama ne suñu théâtre bii est-ce que tey jii pare nga pour ñu jox la benn rôle intime soit ngay fóonante ak nit wala nga jouer lu intime est-ce que pare nga pour assumer rôle bi lii laa wax. xam nga Mame Yacine man dama toog damay war a décortiquer pourquoi li mu bëgg wax lan moo tax ma koy wax parce que dafa am ñuy déglu dafa am ñuy seetaan que ñun tëbuñu la def théâtre ñun dañu ñu former. moom laa lay expliquer nii ñun tey formé bi ñu formé tamit bu ñu ñëwoon plateau loo ñu bëgg a def loo te bëgguñu ko def duñu ko def
exemple laa lay jox quoi mais dañ koy teg ci cadre lan moo tax war ñu ko def et moo tax ma ne la à place de désolé boobu mën nga ko defee neneen lu dul tux cigarette fekkee yooyu doo tux mën nga summi say verre wane ko je suis désolé mu remplacer cigarette bi mais fekkee amoo technique boobu doo ko mën a def loolu moo waral nag ñu bari ci ay film bu ñu nee fóonante ñu fóonante parce que amaatuñu beneen xel bu ñu war a teg foofu comprendre nga expliquer parce que moment boobu ñu ngi déglu le producteur wala ñu ngi déglu le réalisateur mais bref et du ma ding ak benn acteur du ma ding ak benn producteur du ma dee benn série parce que ni ku nekk tamit li daal sa xel ngay def mais am na loo xam ne yow pare nga mën ko défendre l'essentiel loolu laa am comme li may wax quoi voilà mais man moom bu dee ci série yi la ñu baal ma quoi franchement dinaa ko remplacer neneen quoi. cela veut dire que doo ko jouer. non bu dee ci série yi actuellement yi ñuy saraan ni télévisé. bu doon extérieur ñu fay la xaalis. parce que mais lan mooy différence extérieur ak suñu série. moo tax man la cinéma da ngay fay pour seetaan moo tax bu may wax da nga may déglu parce que dama la décortiquer entre le cinéma ak le téléfilm. kon yow yaa ma comprendre dama ne la tey jii bu ñu la doon jël si suñu série xam nga cinéma dañ lay fay lu ko jar bu ñu la doon fay tey lu mat 50 millions si suñu série c'est pareil avec cinéma yi cachet bi ngeen fay am. ah. non émission bi c'est pas pareil non dama ni la série laa la wax télévisé bi ak cinéma bi bokkul bu doon cinéma la dama koy def. non xam naa ne bokkul mais cachet la. xam naa ne dina am ñu ne kii dina ko def parce que mooy joué woon Kebs jamono ji may joué woon Kebs nañu xam ne jamono yu CD la woon ku amul woon DVD doo seetaan bu doon téléfilm la duñ ko def. dama bëgg ñu comprendre ñu dañuy éduquer. le fait que muy daw Sénégal kilifa yi di ko seetaan moo la ciy déranger. le fait que muy daw ci télé Sénégal yi chaque série ñu xam ne série bi day daw non dinañ ko remplacer beneen méthode bu dul ñu fóonante dinañ ko waxee à côté saaga bi aussi tamit dinañ ko rafetal ba saaga bi nekk leneen lu dul saaga te day rafet day neex a dégg ñun ay éducateurs lañu ñun ay porteurs de voix lañu ñun ay messagers lañu ñun duñu ay dof. gis nga tey autorité bi nekk sa koñ sax yu yaa gën a siiw tey li ñëpp di incarner ci lu baax rek comédien war na ko incarner ci lu baax kon nañu defaraat suñu image yu ni mu gën a naay say c'est pas que ni ki jaune Kéba wala ki jaune Kebs mooy wax mais c'est l'expérience qui parle dafa am loo xamante ni que mën nga ko def parce que da ngay fay pour ñu seetaan ko mais li nga xam da nga koy seetaan chaque heure nga xool ko xale bi da koy xool non lu mu gis nga fi nga mën a taxaw wax fa lu ñaaw ba ñu may la junni ba fa waxee lu rafet ñu may la ñaari junni. te actuellement Sénégal dafa war a defaru à travers les comédiens à travers les séries damay préférer wax à travers sax sama wujju tubaab la te mi ngi ñëw bientôt di ngeen xam ni Sénégal dafa war a defaru ci côté yëpp côté diine côté yar côté lépp ci lu baax na rafet nañ ko gën a naysal quoi te xam ni bon loolu la na gën a naay bu ñu déglu gaay rek ñu ñuy gëtam ñuy def lu leen saf ñoom parce que ñoom seen bopp la ñuy defaral les producteurs seen bopp la ñuy defaral parce que seen gagne-pain la. mais acteur bi nga xam ne mooy def aussi tamit na comprendre xam ni c'est une série boo xamante ni que ñëpp dañ koy xool xam nga la voilà moom na comprendre xam ni à travers de lii mën na fa teg lu gën a nice loolu mu dox quoi voilà. kon mën nañ xaar sama wujju tubaab fii ci Étoile Info dëgg du neex. mais moom Père Mbaye sañse bi am na ñam de laalal ma ci suuf loolu bu ma ko waxee dafa am kum may jox moo géet mais Kéba da nga niroog moo géet est-ce que duñ la ko wax. ah bon. mais bien sûr. kon na lamp yi tàkk. yàq la jëlal ma kii na lamp yi tàkk. ah kon na lamp yi. na lamp yi tàkk moom ak moo géet teg vous vous ressemblez ah. gis nga dàll yi ma sol Cheikh dàll moo ko defar. borom géejawaay kooku lu ma sañ si dàll moom la fi ma génn nag sama soxna moo ma ko jox première dame nee na yaay Cheikh yi merci beaucoup mais soo ma nuróo ak moo géet moo gédd ko sañoon ku ne nuroog moom waaw na lamp yi tàkk te gis nga Yacine ay ngelaw ay bruit waaw mënta fay lamp waaw na lamp yi tàkk loolu la yàlla dogal duma moo géet nag waaye comme que dañ may nuroo léegi moo géet dama koy nangu te Yacine naa la xamal ñaar sondel ak lamp du moroomu sondel waaw déedéet parfois ñoo da ngaa bëri tiitar waaw c'est normal nag parce que lampe du moroomu sondeel borom sondeel yi laay waxal oui ma gis nga juróomi baaraam yi ni mu wutee noonu la doomu aadama yi wutee na lampe yi tàkk na leer naññ moom. ngelaw du fay lampe. non ngelaw du fay lampe. et puis moo gën dama koy sant gërëm ko ñaanal ko yàlla donc on se connaît même pas à travers en tant que jeune sénégalais mu nekk Amérique di def lu nice di teral sénégalais yi di def lu cool
mon frère moo gét yàlla na sa jàmm yàgg et li nga jógtee du tiitar du dara fii ku am wane ko ku baax ñu wax ko ku def ñu wax ko léeg-léeg nit jënd montre bu cher ñu ne ko sa montre dafa cher montre nangam bi nga jënd parce que da ko amul su ko amoon da koy jënd yow ni ngay def ni noonu laa bu la ci dara jëlee parce que tey yaa ngi révélo ay jeunes yu bare ci ñi ngay defee mais nag yàlla na yàlla def jàmm ñëwal Sénégal na nga investir waaw ci jeunes yi waaw parce que gis nga ni sa morom yi ñu ngi dem ci gaal gi et tout loolu da ciy baax voilà. ñu ngi toujours ci Étoile Info ñu amoon Kéba ci biir émission Sama Étoile tey nag ki ma solol du kenn ku dul waa établissement Bokk Jom Kéba sama mag jooju Soxna Ndour borom établissement Bokk Jom borom Chine borom Dubaï sama yaay sama sponsor leader na ko Sénégal xam Soxna Ndour borom établissement Bokk Jom mooy sama sponsor leader fii la ma génn yax la jël ma ni dëgg du neex lii yëpp établissement Bokk Jom lay xewee Kéba looy wax ci Soxna Ndour. waaw Soxna Ndour ku baax la sa xarit la ku baax la Soxna Ndour madame Dramé nan soose Dramé Kanju Soose macha allah en tout cas kontaan nañ ci li ngay jàppale suñu jigéen rafet na aha voilà Yacine di profité di nuyu borom tawféex voilà muy sëñ Medoune Sey borom tawféex maa ngi koy ñaan aussi tamit mu ñëw ñaanal leen wala yéen ngeen dem mu ñaanal leen El Hadj dama nga seeti borom tawféex mu ñaanal la bu baax a baax borom tawféex yàlla na yàlla defal gudd fan ak wér Yacine xam nga ku la sagal moo la tëral ku la toroxal moo la tuxal borom tawféex sagal nga ma jërëjëf dërëm gaajo jërëjëf aussi tamit Lamine Socé kontaan naa ci ñëpp voilà. waaw ma santaat yàlla bu baax Yacine julliwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëmaat bu baax sumay waajur di ñaan suma yaay mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyuwaat suma soxna ak suma famille ak képp ku ma bëgg ndax théâtre bi may def di nuyuwaat waa AFAC bu baax a baax di la nuyu di am mbégte ci yow bu baax Yacine et di nuyuwaat El Hadj ak waa Étoile Info yëpp macha allah di jox rendez-vous nag ñëpp di leen wax ni sama wujju tubaab très bientôt incha allah rabbi léegi rek ak moom Père Mbaye waaw du yomb kontaan naa ci ñëpp wasalaam. c'était juste Kéba ci biir Sama Étoile beneen yoon ak beneen invité bu leen fàtte abonné bës cloche tang